asalaamaaleykum waa Géoul asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum su région bi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen wax tey ngeen dalaat ak jàmm ci seen télévision bi di Géoul TV tey nag ñu am benn interview boo xamante si ni tey dafay ala dawme tey ndax li tax muy ala dawme tey dañu jël benn doomu Géoul boo xamante si ni kenn du ko présenté koo xamante si ni tey au niveau national au niveau international ñëpp xam nañ ko de par liggéey bi nga xamante si ni mi ngi koy liggéey waaye aussi tamit taxaw bi nga xamante si ni mi ngi koy taxaw pour li nga xamante si moom mooy bonne gouvernance ak jub ak jubal di daw fii ci Sénégal kooku suñ ko waxee tey mu nekk sunu père sunu papa di papa Dame Mbodj ñu koy nuyu bu baax di ko siyaar père ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la sant di la gërëm. di rafetlu li ngeen ma dalal ci seen. Géoul TV di peut-être ndaje mu njëkk mu ma am ak yéen. di ñaan rek wax dëgg yàlla d'abord seen télévision bi bokk ci télé yi gën a fës ci Sénégal. abonné yi yokk ba noppi émission yi gën a am doole. ngeen nekkal fi Sénégal surtout ngumba ngeewul ak jafe-jafe yi fi am ngeen koy fësal pour que ay saafara mën si am kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di am yaakaar ci ni kon ni ma ko yàgg a defee lépp lu ma fi wax dinaa ko wax sama akulaay taala te du ma ci seet ku ma ci mere wala koo xam day kontaan ci man dama koy wax sama akulaay taala ñi war a mer ñi war a kontaan parce que noonu la àdduna di doxe bu ëllëgee yàlla àtte. voilà comme ni lañ ko waxee rek kooku mooy sunu papa Dame Mbodj ni mu wax rek ci digg bi lay jaar wax ni nga xamante si ni moom moo xew ci dëkk bi ak ni nga xamante si noonu la ñuy jubalee suñu waxee papa Dame ñu gën koo xam mu nekk un Géoulois koo xamante si ni tey d'ailleurs am na ñoo xamante si jot naa cee wax ak ñoom sax ñu ni ma fi la nekkoon di fubalandoo fi la nekkoondoo woon màggande woon fii nii mu nekk quelqu'un boo xamante si ni tey jii dañ ko ràññee dans la scène politique mais aussi dans la société civile mu nekk mu ci def liggéey bu am solo te mu nekk doomu Géoul tey boo ñuy wax rek tuuti bëgguñu dugg profondément dans les détails de votre parcours mais nga defal ñu résumé rek une brève présentation de Dame Mbodj li nga xamante si ni noonu la juddoo Géoul ak ni mu fi nekkee woon. waaw jërëjëf man nguma ngeewul laa juddoo précisément may juddoo Kiir Diom di village boo xam si fa la sama yaay dëkk à 3 kilomètres de nguma ngeewul màgge fii Géoul yaroo fii Géoul nekk fii ba am fi sama certificat en troisième dem Kébémer amee fa BFM jànge Louga donc man région bi laa defee sama lépp maay amee sama baccalauréat lycée Maï Sall de Louga bi ma paree ma dem université bu Ndar donc man zone bi laa jàngee ci laa fi laa juddoo màgge fi yaroo fi jànge fi def sama lépp dem def concours école normale supérieure moo ma yóbbu Dakar mais su woon loolu man mënoon naa defee lépp ci sama zone fii ci Ngumba nag ñi ma xam-xam nañ ni dama fi nekk joué fi nawetaan bokk fi ci ñi jiite woon xale yi wax ni ko mënoon a gaañe nga waaw dama doon gaañe parce que man aayu ma woon ci football latéral gauche laa doon football mais latéral gauche bu sap boo xam ni du ma def ay caaxaan ci lu may def yàlla may ma woon talent ci football mais daf maa mayoon xarañte ci mën a marqué donc sama ailier moom du ma ko may dara comme ni ma dul maye dara Macky Sall actuellement donc noonu laa daan def ku daan dajeek man ci nawetaan bu dee ailier nga boo xam ni yow vraiment ailier droit nga war a dajeek man moom leer na ni guddi gi moom doo nelaw parce que leer na boo jàkkaarloog man day saf sàpp ci yow kenn moom mosoon na sonal tuuti rek muy Assane Fall parce que dafa gaawoon macha allah Assane Fall benn waaw moom lakkaloon na ma quand même parce que bu ñu daan tase moom beneen dimension la nekkoon comme dafa xarañoon ci football da doon métti ci man mais moom it dama ko daan sës yenn saa yi ma génn ko sax ci terrain bi ndax teg ko pression donc nawetaan yooyu nag nawetaan yu neex la daan doon nawetaan yooyu bi ma arrêté du football nawetaan en tant que joueur cosaan dama mujj nag léegi di arbitré naa fii Géoul arbitré fi ay final yu bëri au temps de monsieur Bey Ndiaye voilà donc ñun ñoo doon arbitré ndoo man ak ay Bey Ndiaye ak ay Pape Samba Diop feu Pape Samba Diop yàlla ko yàlla xaare àjjana ñun ñoo doon arbitré ndoo wax dëgg yàlla macha allah ma def formation arbitrage ba mënoon naa ci sori sax parce que boo amee yenn niveau intellectuel yi booy arbitré da ngay gaaw a dem man loolu laa daan tooñee ñoom. donc yow amoon nga diplôme arbitre. oui amoon naa diplôme arbitre même si nekkuma ci woon ba fédéral quoi. mais amoon naa diplôme arbitrage boo xam si université bu Ndar laa ko amee woon. foofu lañ ma formé woon mais Géoul bi ma fi arbitre moom amu woon diplôme. boobu dama doon fowantu rek ci nawetaan yi. mais man dama mës a jubal même ci sama arbitrage du ma farle.
man mënoon naa arbitre ku ma bokkal ndey ak baay parce que man du ma faral kenn. loolu def naa ko fii Géewul ma pare ci loolu tamit jiite fii foyer des jeunes bu Géewul. maanaam xale yi ngumba Géewul jiite naa leen lu mat au moins juróomi at yoo xam ni jiite naa ko fii. boobu sax foyer des jeunes mooy l'actuel terrain basket. mooy voilà foofu la terrain basket bi nekk actuellement. ñun ñoo ko muré woon sax à l'époque. Pape Sall laa remplacé moom moo doon Pape Sall moom moo doon président foyer ma remplacé ko bi ma koy remplacé sax maag Bey Ndiaye ñoo xëccoo. ci kàttanu yàlla ñu fal ma. léegi après man Pape Samba Diop mu ñëw remplacé ma. donc nekk naa fi ci jeunesse bi donc jiite ko bokk ci nawetaan yi def fi lu nekk wax dëgg yàlla arbitre fi donc man Géewul vraiment sama dëkk la donc ma am ci fierté parce que Géewul dama jàpp na ci dëkk yi gën a am solo Sénégal la bokk. waaw Géewul moom kenn du nattable ni dëkk bu am solo la. mag ñu baax ñoo fi jaar mag ñu baax ñoo fi tëdd Géewul dañoo am cosaan. Géewul dañoo am yar parce que dañoo am ay références am ay valeurs. loolu moo tax boo ci dëkkee da ngay am fierté man bokkuma ci ñi nga xam dañuy nëbb fi mu dëkk. parce que fi ma dëkk ko sañoon dëkk fi. loolu moo tax man sama dëkk ci kaw laa ko teg. leer na ma ni fii moom lu dëkk rëy fii ci Sénégal mënuma koo teg ci kaw Ngumba Ngeewul parce que wax dëgg yàlla Ngumba Ngeewul dëkk la boo xam ne am na fi. kon nag boo ba yàlla dimbalee ba nga dëkk fii da ngaa war a sant yàlla. waaw kon nag nañ ko bokk sant ñun ñëpp te continuer am taxawaay boobu ba kenn du xeeb suñu dëkk. wax dëgg yàlla loolu lu am solo la. Géewul aussi tamit nekk dëkk boo xamante si nii comme ni nga koy waxee ñu ngi koy xam bu baax a baax ndaxte suñu amee ko mel ne Père Dame ni mu demee ak gouvernement bi ni mu demee ak Macky Sall ñu koy gis ci lépp après ñu ni Géewul la am kër Géewul la dëkk ça c'est une fierté pour ñun aussi la jeunesse géewuloise mais aussi tamit ñu ci mel ne ay ñu bare ay Modou Bey Ndiaye ay Ousmane Seck mi nga xamante si ni tey d'ailleurs daan ci dugg tuuti rek ndax ce n'est pas nekkul nekkuñu la bokkul ci émission bi sax mais ñu dugg ci tuuti rek ndaxte ñëpp xam nañ ni dafa bokk ci ñi Macky Sall jotoon na tee amoon ay accusations yu grave yoo xamante si ni jot na koo def Ousmane Seck suñ ko waxee mu nekk benn doomu Géewul waa bu nekk fii nii papam dëkk fi yaayam dëkk fii ñu jàpp ko après manifestation yi passé daal koy jiiñ affaire terrorisme donc bu fekkoon sax am nañ ay éléments de preuve ñu mën a comprendre mais dañu gis ni jaay doole la ak arrestation arbitraire tey Père Dame tey nga am occasion tey toog Géewul li Géewul waaye seede ci kooku nga xamante si ni moom mooy Ousmane Seck tey lan ngay wax ci situation boobu. waaw situation boobu li ma ciy wax daanaka jot naa ko wax ci ay interview Dakar parce que def naa ci interview bu mag def naa ci ay témoignages wax leen li nga xam ni moom laa ci xam parce que Ousmane Seck maag moom ñoo bokk âge ñoo maase fii ci Ngumba Ngeewul ma xam ko mu xam ma suñ ñaari famille yi sës ñaari kër yi comme ni nga ko waxee kër Abdou Diambodj ak kër Ibra Seck ci ñi xam Ngumba xam nañ ne ëppul 150 mètres ñaari kër yi kon dañoo xamante dëkkandoo bu yàgg wax dëgg yàlla ñu xam waajuramu góor waajuramu jigéen xam ay magam xam ay rakkam ñu jàngandoo maak moom ci école bi ñu xam leen ci wax dëgg yàlla jullite baax parce que dama fàttali ci sama benn émission ni leen baayam moo daaneel jumaay Ngumba Ngeewul ne da koy yaatal ndaxte da koo gént ne war na yàlla wan na ko ne daal jumaa ji ba Ibra Seck ñu ko yow war ngaa mën a daaneel jumaa ji defaraat ko parce que entrepreneur bu mag la woon yàlla na ko yàlla xare àjjana tey moo ko daaneel liggéeyaat ko ba tey jii mu mën a am capacité bu toll nee mu mën a am loolu lu am solo la ba noppi comme ni ma ko waxee ay doomam da leen a yar wutal leen ab oustaz bu leen di jàngal boo xam ni soxnaam a ngi ci kër gi ak ay doomam ñoom ñëpp fajar dañuy teel a yow di jàng alxuraan ñoom ñëpp loolu la ñu xam ci ñun waa Ngumba Ngeewul magam ju jigéen moom mooy sëy ak imaam ratib bi moom sax moo ma ko yëgal moo ñëw fii ma amoon dëj mu ñëw seet si ma ne ma yëg nga ne Ousmane jàpp nañ ko boobu man yëg naa ne rek am na ay tappale yu Macky Sall di def tuddee ko force spéciale daan ne am na fukki nit ak benn yu mu jàpp yoo xam ne na ay force spéciale lañ jàppewuñu leen ci manifestation bi mais c'était au lendemain mais dañ leen a jàpp ci ñoo xam ne dañoo toog di waxtaan ci ab plage Ousmane Seck mii bi ñu koy jàpp mook doomam ma nekk doom bu tuut tànk bu ndaw la àndal ci plage bi di féexlu moom ak ay xaritam ñu fekk leen fa jàpp leen kon ñun leen jàpp mooy Ousmane comme li fi mës a am rek ci jaay doole lañ ko jàppee ci événement mars yi nag ku mel ni Sapoti bu ñorul muy ministre de l'intérieur comme ni ma ko waxee dafa soxla moom ñu rënkaat ko ndax mu ñor moom maanaam dugal ko ci saaku ceeb wax dëgg yàlla ba mu
ba mu ñor baaxoon na ci moom mais defaluñ ko loolu moom Antoine Félix Diome ñu jox ko muy jël ay décisions yoo xam si kenn gisu ci sa bopp ci fii Sénégal kon moom Sapori bu ñorul ci événement mars 2021 yi moo fi génn ni am na ay forces occultes yu nekk ay Sénégal te ba léegi nii mënta teg duut baaraam ne forces occultes yaa ngi nii Aïssata Tall Sall feelu ko ci ministre de la justice Malick Sall monsieur Ndiakhoum moom tamit ñëw feelu leen ñu wax seen waxi dof 2021 ba léegi teguñ dara ci loxo nit ñi comme nañ ko defe woon ci Imam Ndaw daal taxaw ne Imam Ndaw terroriste la tëj ko ñaari at yu teg ba mu neex leen ñu génn kon deful dara ñii tamit ñii nag li ñu leen dul may mooy ñu bëgg leen a téye ñaari at génn leen ne defuñu dara kon Ousmane du terroriste Ousmane ku ñu xam la mu dëkk fii ci Ngumba Ngeew ñu jàngandoo maa ngi moom fii bokk école maase comme ni ma ko waxee di footballandoo di fowandoo di xeex ñu ni àtte bés bu nekk accusation yi moom waaw kon nag kooku dama koo xam waajuram xaw góor xam waajuram jigéen comme ni ma ko waxee kon nag kooku buñ bëggee taxaw ñun waa Géewul gëm loolu ñu ab terroriste la xam nga ñun wax dëgg yàlla loolu mun ñu ko forcer ñun dafa bëggoon exploser xaw ma central voilà ay dañoo bëggoon dem exposer extra nañ bàyyi bañ def ko wala ñu sax bu ñu leen fa jàppee woon sax mu yomb ma au moins ñu mën koo nangu xam nga tey ji boo nee ñoom dañoo nar a def loolu ci ko xam police ak gendarmerie Sénégal ni ñoo xarañe mais da ngay dem encercler central ba rek toog leen xaar bu ñëwee boo leen fa jàppoon tey kon ñun duñ am lu ñu wax est-ce que yanoon na maanaa mais nag dem fekk leen ci ay plage ak seen i kër yanoon na maanaa jàpp ne dañoo naroona mais wax dëgg yàlla tooñ weesuwul loolu est-ce que yanoon na maanaa sax dans presque moins de 20 mois la élection présidentielle est-ce que yanoon na maanaa Ousmane Seck bokk ci Pastef koo xamante si ni bokk na ci ñi gën a jege Ousmane Sonko est-ce que yanoon na maanaa ñoom ñu doon am ay intentions yu mel noonu te xam na ni dëkk bi xam na ni yàgg-yàgg Ousmane Sonko mën na cee waaw non xam nga loolu waxi dof la dem saboter ay centrale nucléaire ay centrale électrique wax dëgg yàlla loolu waxi dof la quoi c'est-à-dire que ak ay di leen jiiñ ne danoo yore woon ay cocktail molotov mais ñun dañ koy defar cocktail molotov kay booy def ay manifestation publique da nga koy defar ñun yàgg nañ koo defar loolu du affaire terroriste loolu parce que ñoom dañoo yore seen i lacrymogène ñoom policiers yi booy xeex ak ñoom da nga yoree xeer mais des fois da nga xeer yi doyut naa defar samay cocktail man tamit bu ñu sànnee ma sànni loolu ñun yàgg nañ koo def en tant qu'étudiant te kenn mus ñoo tudde ay terroriste xëy na Macky Sall mii sax moom nag bi muy nekk université moom mus ta jiite kenn mus ta bokk ca ñuy jiite bu ñu étudiants yi daan marché ak yooyu sax néegam la daan toog kon moom mus ta xam yooyu wax dëgg yàlla loolu moom mooy dëgg moo tax sax amul expérience parce que boo nekkee étudiant wala nga nekk élève mosoo jiite sa benn morom mosoo bokk ci dara mosoo parce que yow wax dëgg yàlla ci étudiants yi taux yi nga bokkoon kooku bu demee ba nekk président de la République du xam réalité yenn yi waaw mais nag wax dëgg yàlla ay na yowén bu doon yenn président yi duñu wax loolu parce que yenn président yi xam am nañ yenn expérience yi am nañ jaar-jaar ku ci mel ni président Abdoulaye Wade nga xam ne nu ne xeexee na ko moom cocktail molotov du ci jàpp nit naan terroriste la waaw léegi loolu moo tax loolu waxu tàppale la en réalité ñoom Ousmane duñ ay terroriste mais dañoo taxaw bokk ci ay manifestation yoo xam pacifique li tax lii am dama koy leeral sénégalais yi dañoo gis ci manifestation 8 juin bi magam rakkam du moins ju tudd Ousseynou Seck Akhenaton affiché numéro am ci internet bi wax ne ku bëgg a kaar bu la yóbbu ci manifestation bi numéro bii boo ci wootee gars yi daan la dimbali parce que foofu ñëpp a doon cotiser léegi nag ñu ne nañu wut ku jub koo xam dana ko coordonné doon jógee Casamance fu ne fu nit mën a jógee rek du Casamance ay Fouta fu ne ay Louga ay et cetera Thiès Dakar biir Dakar maanaam boobu dañ doon mobiliser parce que manifestation pacifique la maanaam manifestation la boo am si sànni xeer amu fa dara amu fa jàppante amu fa parce que manifestation dañ ko autorisé woon léegi nag loolu lañ doon wut ay car léegi nag Ousmane rakkam Ousseynou ba nekk ca France daan ne léegi numéro bii ku bëgg kaar boo ko woowee mën na la ko yombalal et puis ñiy cotiser également nañ cotiser ci moom parce que moom ku jub la effectivement ñoom seen forme organisation la woon léegi nag ca lañ jàppe ni kon Ousseynou Seck nekk ca France di financer Ousmane ak ñi mu àndal alors que loolu c'est pas vrai Ousseynou amul lu muy financer kenn ñun waa Ngumba gi nii Ousseynou kenn gisul lu mu fi am amu ko Dakar amu ko feneen ñoom seen biir sax benn rakkam nee na ma benn moment nee nañ ko waa Géewul de pourtant bëgg nañ kaar mu leen noo Géewul dafa cher Géewul bi mu fa bëggee jëlee kaar benn kaar la ñuy jógee Géewul ñëw ba Dakar mën nañ cee am lu mat juróomi kaar biir Dakar kon nag ñoom ku ñu yoroon lu dul jeex kon dañuy mën a jox waa dëkk yëpp kon nag loolu ay tappale la maanaam ci loolu lañ basé wu ba ne léegi kon Ousmane mii ku am doole la ci Pastef alors que Ousmane amul doole ci Pastef Ousmane c'est vrai que xaritu Ousmane Sonko la
man loolu am na lu ma ci xam. Non moom Ousmane sax Ousmane Seck je ne pense pas moom jàngandoowul ak Ousmane Sonko mais dañoo am ay relation Ousmane Sonko man la fekkanteel université maa ko fa jiitu Ousmane bi may def licence lay yegg si université bu Ndar moom Ousmane Sonko mii tey boobu maa ngi moom miinante wuñ université mais Ousmane Seck Pape Ousmane Seck moom amul beneen relation bu dul séq ak Ousmane Sonko ay relation parce que ñoom seen papa dafa am kër Ziguinchor ba noppi Ousmane day def ay activité yoo xam ne day defar lem léegi nag yooyu moo koy tax muy fréquent Casamance loolu tax muy dem Casamance ak ñëw voilà loolu la léegi nag ak di yore ay yeneen activité am parce que doon tukki di dem Italie que ñëw to ba benn instant mu arrêté di def ay activité am fii comme ni ko vraiment moodu yu bëri di defee fii bu ñu demee ba yenn âge yi dañuy bàyyi toog di parce que soo demee ba am 50 ans di nekk di dem di tukkee que ñëw dañ naan jaratu ko léegi da nga am akus néew da ngay toog nga investir ko Sénégal loolu la investir ci mbirum defar lem loolu nag ci yooyu la doon yëngatu moom Ousmane mais Ousmane kenn xamewu ko daray terroriste xeexkat la nag parce que man maa ngi moom 2011 bu ma demee ba toujours damay fàttaliku su ma demee avenue Lamine Gueye bu Dakar am na benn garab bu mag bu fa nekk boo xam si benn moment policiers yi tànc nañ ñu maa ngi moom ñoo làqatoondoo ci ginnaaw garab gi toujours su ma ko rombee sama xel da ciy dem loolu c'était en 2011 bi ñuy xeex contre nguurug Ablaye Wade kon Ousmane yàgg na taxaw di xeex du rek pour Macky Sall mii di wax bi ñu daan nekk place de l'Obélisque Ousmane dafa daan nekk 2011 ñuy xeex ne Ablaye Wade du fi amee 3e mandat wala tax booba kon Macky Sall néew ko terroriste nga parce que tey yaa yore nguur gi nit ñi taxaw di xeex ak yow ña àndoon ak yow di xeex Ablaye Wade nga ne ñooñu ay terroriste lañ kon Ousmane bu doon terroriste depuis 2011 au moins man mën naa ci firnde ne Dakar manifestation yu bëri ñoo ko daan bokk waa léegi kon tax tey 12 ans après ou 13 ans après Macky Sall mën fee taxaw ak nguuram di jiñ nit ñi terroriste loolu kenn ko fi nangoo tey kenn ko nangu ëllëg ñoom li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko la ñuy viser Ousmane Sonko la ñuy viser mooy dañuy seet ku jege Ousmane jéem ko taxal dara pour mën a lawal affaire ba mu yegg ci Ousmane Sonko mais ñu ngi leen di xaar benn Ousmane Seck mii dañ koy bàyyi ci nii wala ci naa parce que doomu jàmbur ci deful dara la te ñun ci jàpp ñu bëri fi mu doon mbir maa ngi commencé leer parce que bu ñu jëlee garde corps Cheikh Tidiane Gadio le Mankabula moom leer na nañ nit ñi bu ñu ko jàpp Cheikh Tidiane Gadio parce que arme bi mu yoree moom arme bu am autorisation la te Cheikh Tidiane Gadio la ci daan garder moom lan jàpp saisir ko këram ne kon jàpp nañ arme këram arme ba fu mu ko jëlee bi muy défendre Cheikh Tidiane Gadio kon ko jàpp Gadio arme de service waaw arme de service la moom garde corps la boo xam ne si boo nekkee garde corps nit da ngay wuti port d'arme da ngay dem ministère de l'intérieur def formalité yëpp ñu autoriser la nga jënd arme ñu xam ban type d'arme nga jënd ba bu ëllëgee bu dégâts amee ñu xam boobu kan nañu autorisé woon mu yore ko kon nag kooku mun ñoo jël arme boobu naan boobu lañ fekk këram ñii ay tappalekat lañ waaw Cheikh Tidiane Gadio ngi ci seen biir bettu ma nag parce que Cheikh Tidiane Gadio bokk na ci 2011 ñi doon wax 2021 ci coowu mars bi bokk na ñi waxoon ni am na ay réseau dormant la ko tuddee réseau dormant maanaam am na ñoo xam ne si ñi yekkatu fitna lañ yoo xam ne ñu ngi nelaw léegi kon jàpp nañ ni yëpp yu doon waajal la Cheikh Tidiane Gadio nag kon ku jàpp ñii mën nga xoo woo moom xëy na daa am lu mu ci xam wala nga boo leen woo boo garde à vue yóbbaale ko garde à vue parce que moom ñoo ma bokk mbir mi kon li ma la bëgg a wax foofu jot ñoo jàpp garde corps Cheikh Tidiane waaw mais li ma bëgg a xam mais jiñ nañ ko ne mooy 11e personne bi li ma bëgg a wax leeral foofu daal mooy seen yëfu tappale yi gis naa source A tey mu titré moom source A journal source A nga xam ne ci journaux tappalekat yi la bokk xëy na bu dee ci question yi bokk na ci naa wax lu ma xalaat ci presse sénégalaise parce que c'est une catastrophe li ñuy dund nii ñun Sénégal mais source A maa ngi leen gis tey ñu taf photo Ousmane Seck muy Pape Ousmane Seck nga xam ne ngumba géewul gii la dëkk comme na ko wax ñun xam nañ ko màggandoo ak moom ba noppi nag di wax parcours le Mankabula nga xam ne ça n'a rien à voir avec Ousmane donc ñu def jaawale boo xam ñoo ko tey maanaam di wane parcours ke wane photo Ousmane Seck loolu day wane ni ñoom ñi ngi ci diabolisation propagande quoi propagande ak diabolisation diaboliser nit non diaboliser nit maanaam bëgg a présenter nit comme quelqu'un de dangereux parce que dañ ni c'est un kayit doona teg photo Ousmane Seck parce que Ousmane amuñu dara contre moom comme ñeneen ña amuñu dara contre kenn ñoom daal nguuru Macky Sall ci jaay doole lañ nekk amuñu benn preuve ci kenn daa toog ba mu nekk ko jàpp ku ko neex buñ paree ñooñ sax xëy na dem jàpp Dame Mbodj wala jàpp keneen amuñu benn preuve ci kenn képp ku ñu yaakaar ni mën nañ faa jaare pour taqal Ousmane Sonko parce que ñi ni jàpp ñëpp intéressé wuñ leen ki leen intéressé dañ koo ragal muy Ousmane Sonko te bis bu ko jàppee nguuram jeex na fii laa koy waxewaat wax naa ko ci émission yu bari man damaa yàkkamte sax Macky Sall dem jàpp Sonko
bés bu jàppee Sonko nguuram jeex na. foofa la ñuy taqalikoo ak moom dañuy dox wuti le palais de la république bis bu jàppee Ousmane Sonko. li ma la wax ni jàppal li ma leen wax sénégalais yi maa ngi koy wax ñuy xeeb sama yoon. jàpp nga ni kon bis bu jàppee Ousmane Sonko. ñi ñuy jàpp ñëpp pour. Ousmane Sonko kese moo intéressé Macky Sall yii muy def yëpp wiiri yëpp jaari ndaari. ba fa muy mujj. ca Ousmane Sonko lay jéem a yegg. te bis bu ca yeggee dina xam ni laal na laalaake bis bu nee ciix Sonko dootul jiite réew mi. lii maa ko wax man Dame Mbodj bis bu Macky Sall téye Sonko. dootul jiite réew mi. fa la nguuram di jeex askan bi mooy jóg quoi. dama ne la askanu Sénégal ñoo boot Ousmane Sonko. Ousmane Sonko li mu am benn leader amu ko fi ci ñun. Ousmane Sonko askanu Sénégal ñoo ko boot bis bu ko nee ciix téye bu bis boobaa lay jeexal ci réew mi dootu ko jiite. moom maa leen ko wax dégg ngeen loolu nee na bis bu Macky Sall jàppee Ousmane Sonko. dootul jiite réew mi boobu la dootul jiite réew mi donc mu nekk ay kàddu yoo xamante si ni Dame Mbodj wax na ko mu nekkoon benn parenthèse bu ndaw rek ci ki nga xamante si ni jàppoon noonu ko muy doomu géewul ñu gën koo xam ci Ousmane Seck nekk naataangoom moom mi waaye nekk tamit acteur politique d'après moom li mu wax jàppewuñu ko lenn lu dul Ousmane Seck dafa nekk rakku ki nga xamante si ni moom mooy Ousseynou Seck dëkk fi nekk fële ca France magam bokk nekk ca France ñu gën koo xam ci Akhenaton mu nekk activiste boo xamante si ni mayul dara gouvernement bu Macky Sall bi donc Père Dame ñu dugg rek ci li nga xamante si ni moom moo ñu gën a intéressé parce que ñu ngi géewul fan yële ci ginnaaw élection amoon na fi élection locale élection locale yi bi mu passé ki nga xamante si ni moom mooy maire bi fi nekkoon di monsieur le maire Khalifa Dia daal di gagné élection yi gannaaw ba mu ko gagné nag daal di moins de 5 mois après mu woote daal di def démission am daal di joxoñ ki nga xamante si ni moom moo nekk son bras droit muy Abdourahmane Diop mu jiite ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci gis-gis ban nga am ci maire bu géewul doxalin bi ak ni nga xamante si ni noonu la mbir yi tëddee. non d'abord Khalifa moom respecté wul géewul waaye Khalifa Dia respecté wul waa Ngumba loolu nag du lu bees moo tax waa Ngumba malheureusement pour ñoom ñu koy fal di ko falaat ba ci élection yi mujj yi parce que su leen respecté woon du dem di xëccoo ay élection te mu wóor ko ne bu gañee moom du ko jiite loolu ñàkk leen respecté weesu ko lim def nii da ko waroon def avant élection yi la waroon wax ne man du ma candidat mu bàyyi ki nga xam ne moom moo nekk ci camp même bu ko dee jàppale ñu ànd ñoom nee na continuité la rek quoi. non non continuité dama lay wax dugguma ci continuité li may wax du continuité respecter d'abord nit ñi mooy fekkee da ngay xëccoo pour jiite ab dëkk mënoo koo xëccoo ba jot ci toog quelques weer démissionné loolu xel mënu koo nangu ba mu xamee ne moom buggul a jiite dëkk bi doyal na te dafa doy sëkk nag parce que jiite lu man ñaar fukki at dëkk dafa doy man loolu laa mos a gëm que moom ñaar fukki at la jiite presque Ngumba te amaluñ benn njariñ ñun waa Ngumba kenn du teg baaraam ni mi ngi nii lii la fi def. ah bon c'est partisan bu nu waxee ñu ngi. non mais nañ ma wax rek xam nga wax ji moom jëlul wax ju bari ñu ngi wax lamp yi ñu ngi wax. non il faut ñu respecter les lampes yi moom ay lampe fan roche la kooku c'est un programme national. kooku dépassé na ay affaire ay maires yi. kooku du ay maires yi ñoo ko defar lampe yi ñoom attanuñ ko ñoom maires yi. lamp yi ñu ko fi andi du maire yi donc il faut ñu respectante lamp yi du Khalifa Dia moom moo ko fi andi donc lamp yi Khalifa Dia andiwu ko fi kon li leer mooy ñoom dañoo daanu c'est-à-dire que ñoom amuñu woon droit di teg benn candidat boo xam day gagné quelques mois après mu daal ni moom démissionné na parce que moom bëggul a nekk maire bi loolu dama ni bu respecté wu nit ñi du ko def. ah mais est-ce que bi mu gagné ba pare lay doogaa di am yëg-yëgu nii. non loolu amul vraiment yàgg na ci dëkk bi loolu bu ko respecté ay nit doo ko def parce que moom d'après discours am dafa ni il est temps mu jox la. waaw loolu tax def ko ci élection locale yi. xam nga élection locale yi léegi dafay yàggul c'est-à-dire que loolu moo mënul ne. c'est-à-dire que moom ba mu demee ba xam ne doy na après ñaar fukki at ba élection yi locale yi ñëwee daa waroon wax man du ma candidat léegi nag keneen nekk candidat ci sama camp waaye nag nëbbu ni moom day bàyyi ba gagné daan ne léegi bàyyi naa kooku ñàkk respecté ñu ko votel la loolu c'est la première remarque. deuxième remarque mooy Khalifa Dia. géewulwaay ñoom ñoo xamul rek mais wax dëgg yàlla Khalifa Dia doyoon na sëkk. bi mu defee 2 mandats mu abal leen. mais Khalifa longévité bi mu am géewul résultat may ko parce que Khalifa Dia lotissé jox waa Ngumba ñu dëkk kër sax mënu ko. depuis 82 mais dama ne la depuis 82 après comment dirais-je 2017 la Khalifa doogaa di yor commune bi en tant que tel avant loolu communauté rurale la woon. déedéet la commune Khalifa Dia nekk na au moins 2 fois maire de Géoul. c'est-à-dire que la commune c'est pas 2017. la commune c'est au moins la commune de Géoul def na 2 mandats
moom Khalifa. Il était président de commune rurale, c'est vrai, sur les 20 ans. Mais sur une bonne partie, il a été maire de Géoul. Voilà, donc Khalifa Dia a été maire. Donc Khalifa Dia, loolu du raison bi Khalifa Dia ci boppam moom c'est pas un maire qui a fait des réalisations munoo teg duut baaraam ci ay réalisations yu mag bu ñu ma wax ay terrain de basket bu mu fi di camp sapeur est-ce que commencé na exercer. Bien sûr. waaw donc ci ban ñu ngi am ay taxawaay yu ci ban taxawaay la fi def bu ñu mën a wax. ñu ngi am ay taxawaay yu am solo ñu ngi dem ay intervention te puis comme ni nga ko waxee camp sapeur bii nii. D'après ñoom bi ñu fa demee am na benn zone d'intervention boo xam te ni bu yaatu bu ñuy couvrir fii ci village yi ak. loolu moo lay wan ne c'est pas dama lay wax gis nga camp sapeur du réalisation maire. maire kenn du ko tudd ci camp sapeur. camp sapeur ça c'est une réalisation de l'État. État moom mooy gis nga pour commissariat de police de gendarmerie camp sapeur les forces militaires et paramilitaires loolu du rôle maire yi kooku maire bi loolu du rôle am. maintenant nag bu fekkee yow da ngaa nekk maire boo xam lu état def sa dëkk nga ne man maa ko def xam nga lu ñuy tuddee maire bu def dara ci dëkkam. mooy maire boo xam ne sur fonds propres dafa def ay réalisations. mais ci camp sapeur bi wala dooguma la ci camp sapeur bi. wala ci camp sapeur bi. oui fi mu nekk nii la maison des femmes. après moom moo génne xaalis. daat koy modifier def ci li mu fiy def mais bien vrai que c'est pas moom mooy joxe directive yi nekk ci biir camp sapeur mais tout le monde sait que ni def na ci ay réalisations. non def na ci génne na sur loolu li ma waxoon ci lycée bi la rek. waxoon ci lycée bi rek gis nga booy def réalisation en tant que maire da ngay wuti ay partenaires étrangers da ngay am carnet parce que moom li mu jaayoon waa Géoul mooy dafa am carnet d'adresse maanaam dafa am ay relations yu mu am bitim réew yoo xam ne mën na leen a indi Géoul ñu def ay investissement yu énorme mais nañ waxante dëgg yan investisseur la fi Khalifa dugal ci dëkk bi ci 20 ans yi nañ ma wax yan investisseur la fi indi pour xale yi am liggéey pour que xale yi seen liggéey mu mën a ñëw jàppale leen ci jàppale ouvrier yi jàppale xale yi nga xam ne amuñu liggéey ñu teg ay projets yoo xam ni mën nañoo indi koom-koom ba noppi ñoom ñëpp ñu am ci loonu jàpp nañ ma wax loolu la ñuy wax réalisation maire tey jii suñu demoon Khalifa Dia ñëw na ci collecte et vraiment recyclage des ordures ménagères def na ci lii comme ni ko yenn communes yi defee man xam naa dem naa visiter ay communes fii Sénégal yoo xam dañu am ay rapports yu ñu am ak ay étrangers ak ay communes yu nekk France wala yu nekk Espagne wala na feneen yu ñëw seen dëkk def ay investissement ci loolu ba xale yi ciy liggéey kenn xamu nu mu toll waaye nag dajale ay sareetu mbaam ak sareeti fas naan non ñoom ñooy dajale mbalit meeg yooyu loolu yabaate weesu ko alors que aujourd'hui dans beaucoup de communes dépassé nañ loolu de très loin aujourd'hui ñi ngi am ay mais aussi tamit force est de constater que la commune de Géoul fait partie de ces communes yi nga xamante si ni développé nañ quoi. non Géoul moo gën a dellu ginnaaw ci région bi defal ndànk rek moo wax la loolu ñu koy wax xamuñu Géoul non loolu laa gëm loolu moo am Géoul lan moo fi am mais Géoul boo génnee guddi sax découragé Géoul fi mu toll nii dañ ko war a dépassé tax loolu mais comparé ko yeneen dëkk Géoul li fi manqué dafa bëri. bon en tout cas Géoul aujourd'hui waroon na fekk xoolal lu mu gàtt boo jëlee les jeunes. boo jëlee les maçons. nga jël les menuisiers métalliques les menuisiers bois. ñooñu gis nga nombre ak les tailleurs mooy ñi nga xam ne ay fonctions libérales la ñuy exercer. gis nga loolu soo amoon maire bu xarañ. tey def un partenariat comme ni Ngaye Mékhé def avec ñi nga xam ñooy defar dàll yi. nga xam dañuy ñëw def un financement énorme pour les jeunes un financement de plusieurs milliards. nga xam ne li leen di jox ay xarañte jox leen un niveau beneen boo xam dañuy mën a compétir au plan au niveau des marchés au niveau de l'État c'est-à-dire que dañuy mën a soumissionner ci marché yi ba nga xam dañuy mën a am doole ñoom dañ leen di dooleel maanaam dañ leen jox ay outils yu doy renforcer leen ñoom atelier yoo xam ne dañ leen di équiper renforcer leen non li ma lay wax nii c'est ça loolu la ñuy xaar ci maire day ñëw andi ay idées yu bees voilà nga ñëw daan ne agriculture bi Géoul am na suuf am nay xale léegi naa dem wuti ñoo xam day ñëw mën a defar ay forage yoo xam mën na manque ndox bi napp bi sori na mais am na dëkk yoo xam ne si ñoonu gën a sori leen napp te ñu ngi dem développer yaakaaroon ni Géoul waaye gis nañ ni maire boobu di Khalifa Dia def na liggéey bu am solo ba tax heure bu ñu demee élection mu gagné moom laa lay wax moom laa lay wax dama lay wax la loolu lu bizarre la c'est-à-dire ñi ngi koy voteel mais voté luñ ko parce que dafa def ay résultats yu probants. Ah bon? Non loolu mooy dëgg mais c'est-à-dire bu ñu ma wax ay wax yoo xam nga réalisation gis nga li ñu gën a tardel gis nga li may critiquer Khalifa Dia loolu lay critiquer Macky Sall gis nga réalisation doo ay infrastructure yu mënta indi dara xam nga luy réalisation mooy loo xam day contribuer ci koom-koom day indi développement day indi alal
mais du ñëw rek defar dara maanaam ñëw tabax benn infrastructure ab stade wala ñëw tabax par exemple fu ñuy foowee wala ñëw tabax loo xam ne ñëpp a ngi teg seen i bët mais amul dara lu mu mën a andil dëkk bi loolu du réalisation man loolu tuddeewu ma ko réalisation loolu c'est des infrastructures yoo xam ne état mën na ko defal ay dëkk parce que dafa ko soxla mais suñuy wax maire pour dëkk bi soppeeku lañ tax maanaam dëkk mën a soppeeku nag mooy nga ñëw fekk si waa dëkk bi ku ci nekk ca la muy liggéey nga dooleel ko nga ne yow yéen liggéeykat yi na ci dëkk bi gis naa ne amu leen doole yéen a ngi liggéey mais mënu leen a def dara loo xam ni mën ngeen a xëccoo ak ñeneen léegi mu ne man damay ñëw dooleel leen ñëw fekk leen fi ngeen nekk ma ñëw dooleel leen loolu mooy vraiment ñëw renforcer les capacités ñi ci amoon formation nga dugg nga yóbbu lan nga gis ci li ñu wax ni la prérogative bu maire may ma rek xam nga lu tax ñun duñu développer Sénégal parce que ñun paradigme de changement yi lañ gisul xam nga ñun sénégalais ni tax duñu dem parce que ñoo jàpp ni bu nit defee infrastructure rek comme ni Macky Sall def dem Diamniadio fu ne nga def fay infrastructure Dakar Arena def ay stade Ablaye Wade et cetera yooyu du loolu mooy développer dëkk. dëkk li koy def loolu bokk na non may ma rek ma daane dama la bokkul ñi imagine dëkk boo xamante ne mi ngi développé la li may wax nii lu ma xam la parce que dama visité nag ay réew loolu boo fa àggul gis nga loolu xam nga mooy lan mooy dama koy wax sax jàngalekat yi des fois ni leen bu leen def commencé liggéey rek dem jël seen 15 millions tabaxi ko kër boo baaxul da ngay jël sa xaalis investir ko ci loo xam ne mooy tabax sa kër loolu mooy développement malheureusement nag ñun noonu la ñu formaté ñun sénégalais li ñu jàpp mooy liy andi développement mooy nañu ñëw ku ci nekk mooy teraanga bët nañ ko gis rek ni def na nangam alors que liy tax nga développé mooy tey jii boo développé ba jeunes yi am doole koom-koom bi day dox ba léegi nag lay jógee ca koom-koom booba mooy tabax infrastructure yooyu nga bëgg mais soo demee départ ay infrastructure yoo xam du andi dara amalul njariñ réew mi loolu laa lay wax ne moo xew fii ci dëkk projet structurant voilà da ngay def ay projet yu dëgër yoo xam ne xale yi dañ ciy mën a am koom-koom ba xam ne xale chômage bi nekk ci dëkk bi day wàññeeku par exemple nga ñël xale yu bëri nga ñëw ne par exemple damay jël 100 jeunes defal leen un projet d'élevage dem wuti ay races yu baax wuti alal ju baax ju bari joo xam moom nga leen jox wuti formation pour ñoom dem former leen d'abord ba ñu mën a yore jur gi nga xam ne ñoom nga leen nar a jox former leen ba ñu xarañ ba yore seen i diplôme nga dem wuti ay partenaires yu mën a andi seen xaalis ñu teg par exemple ne dañuy war a def élevage ay nag wala extra yoo xam si dañuy mën a andi koom-koom pour ñoom xale yooyu daañ fa liggéey am fa salaire di ko yóbbu seen kër bu guddee dëkk bi ñëpp koy sentir parce que dañuy mën a yore xaalis seen poche ku jaay sandwich ñu jënd ku jaay leneen ñu jënd dëkk bi xaalis bi di circuler boo paree ci ñooñu nga dem ci ñi nga xam si mën a ñoo def élevage ginaar nga pare ci ñooñu dem ñi nga xam mën a ñoo def leneen bu ko defee nga diversifier les activités wuti ay partenaires yu ne ca Europe yoo xam ne mën nañ la jàppale ci loolu ñu ñëw financer les différents secteurs ñi cees yore seen liggéey nga fekk si leen ca seen liggéey gën leen dooleel gën leen a former ba ñu gën a xarañ ba nga xam ne bu dee tailleur la dañuy gën a xarañ bu dee maçon dañuy gën a xarañ waaw dañuy investir sur l'humain bu ñu paree nag ñu investir ci ñooñu pour seen liggéey gën a dox gis nga loolu suñ ko defoon même suñ deful benn stade même suñ deful beneen infrastructure alal ji circuler ci mairie bi bu boobaa xale yooyu dañuy tabaxi kër nga impose parce que bu ñu dee tabaxi kër dañuy am ay taxes yu ñuy fay dañuy def autorisation de construire bu ko def autorisation de construire takkarnaas keesu mairie ba commencé am xaalis keesu mairie ba su commencé am xaalis loolu taxes yi mën a yokk fépp ñëpp lépp di dox économie di circuler dëkk bi am doole loolu moo lay permettre nga mën a nag yow mairie bi léegi fexe nga ba koom-koom bi léegi mi ngi dox ci dëkk bi nga mën a nag jël loolu ci taxes yi ngay collecté nag nga mën a defar stade dem defar xale yi leneen mais fekk dëkk baa ngi dox waaye soo jëlee def ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs dem jël ay infrastructure yoo xam ne nit ñi lekkuñu ko amalu leen benn njariñ dul xool ko léegi bu ñu paree dem toog seen i kër la ñuy liggéey doxul mais dëkk bi day gën a ndóol moo tax boo yaakaaree ni ak ñu mel ne yow que dëkk bi mi ngi dox ñu ngi nax seen bopp géewul ci dëkk yi gën a dellu ginnaaw la bokk parce que vision de développement amu fi ki ko jiite loolu intéressé wu ko li ko intéressé woon moom mi dem moom Khalifa mooy da doon mbubboo dëkk bi dëkk mos koo intéressé comme mbubboo comme ban genre Khalifa Dia géewul mos koo intéressé xam nga lu ko intéressé woon borom alal jooyu làqatu mais jël na alal ji maanaam jël na alal ji tamit indiwaat ko fii jàppale si ay nit témoignage yi bari na développement doo ko def ci ay jàppale ay nit ni ma lay expliquer nii loolu jàppale dama bëgg wax ni moom mi ngi liggéey ci social bu baax a baax waaw social boobu nag moo tardel dëkk bi gis nga moo wax la benn affaire
koom-koom kenn du ko def ci social. maanaam boo amee ngénte comme ni mu koy waxee moom yow loolu nga may dëggal que ku fi lekk ceebu dëj lekk nga sama ceeb loolu nga loolu mooy social. non may ma rek dañuy waxtaan rek non dañuy waxtaan rek. bokk na ci nit gis ko comme li ngay wax benn gis ko soxla. benn la booy bul ma dagg benn la boo may relancer ci lu wuute peut-être ak li may wax dama ni. boobu exemple laa joxe. mën naa la jox par exemple koo xam daa am ordonnance am dem mu jëndal ko. wala koo xam si daa xale boobu kii mënta àggaleem néegam mu dem jàppale ko mu àggale néegam. am solo la waaw non loolu amul benn njëriñ. xam nga non il faut que les gens arrêtent c'est-à-dire développement du loolu développement dafa dépassé loolu. ay yow nit dindi développement socialisme développé wul benn réew c'est-à-dire ñëw jël ci sa poste dimbali non loolu amul njëriñ booy développé da nga am une vision du développement cible benn secteur gis ne jigéen ñi gis naa ne ñi ngi def ay tontine mais amuñu doole tellement te li ñuy def vraiment mën nañ ko améliorer nga ñëw woo leen ne leen dama leen a bëgg a former def ay formation pour jigéen ñi nekk tranche d'âge par exemple 30 ba 40 ne leen su ma leen former ba pare joxuma leen xaalis ngeen yore seen i poste leen dimbali def social mooy li ngay wax yow ku ciy ngénte ma ngénteel laag ku ciy dëj ma dëjal la non loolu waxu tappale la léegi nag dama leen di ñëw former leen jël xaalis jox leen financer leen après bu ma leen former ba pare li leen nag léegi ñi mën a defar par exemple sànqal nañ def sànqal ñu former leen ba nga xam dañ ko mën a def ci ay sachet yoo xam dina présentable nit ñi mën koo jënd ci supermarché yi et cetera. ñu yore seen i entreprise loolu gis nañ géewul aussi tamit am na fi parce que am na ay GIE loolu laa expliqué ñi mën a def leneen ñi mën a def jus madd ñi mën a def jus leneen def ko et cetera former leen ba ku ci nekk di yëngatu loolu mooy développement waaye man sama mbokk mais ma ngay ngénte buy ngénte boole naa ko boutique ba na dem ca boutique ba ñu jox ko saako ceeb day dëj nañ ko jox ñetti saako ceeb non il faut qu'on respecte les gens loolu développé wul dëkk ci loolu la ne moom newul ci leneen maintenant comme je t'ai dit moom nekku fi pour développer dëkk bi Khalifa Dia bi li mu fi nekk ci diiram yëpp mooy borom teraanga la buy làqatu ci état maanaam nguur gu ñëw nga ànd ak moom maanaam joxe na fii ci kanamu Sénégal kanamu géewul yëpp gis Ablaye Wade ñëw fi mu ne ko dama lay fayal sa caution. jox ko caution. waaw 65 millions. 65 millions. yaa ngi may dégg xam nga loola xam na ne Ablaye Wade am na 65 millions. lu mu ca teg Ablaye Wade bi mu ñàkkee nguur gi loolu 2012 la. dem ci Macky Sall. 2 mois après Ablaye Wade bi mu ñàkkee nguur gi lu mu def daa dem fekk Macky Sall. ah mais boobu justifié na ko. nee na en tant que maire. pour bëgg géewul développé. tappale du nekk parti au pouvoir loolu mën nañu ko comprendre. loolu du dëgg. loolu réew amul benn réew buy doxee noonu actuellement maire opposant yaa ngi fi di liggéey. actuellement y a des maires opposants yoo xam ñi ngi liggéey te seen maire yi ña ngi koy doxal du loolu maire bi intéressé wu ko la tax mu daw ala la ma tax mu daw pour dem làqatu ci ginnaaw président parce que tey dama lay wax de nga xam nga tey mi ngi ci Macky Sall naam nee na bàyyi na politique géewul bàyyiwul li mu bëgg mooy rocc ci tànk jël koo xam ne problème la mu teg ko fi pour nit ñi fàtte 20 ans yi mu fi def tant que problème boobu mi ngi fi nekk mu gëmloo ca kaw ni leen ka fa nekk man la fa nekkal. bu ko defee ba non loolu la ci bëgg. bu ko defee ba léegi nguur gi di ko bàyyi xel kenn du ko tudd. bis bu nguur gi jógee ci loxoy Macky Sall. moom Khalifa Dia du opposé wu day dem ànd ak kii gañ a nguur gi. gouvernement bi. déggu li ma la wax maa ko wax sama baat ca kaw bis bu Macky Sall ñàkkee nguur gi. ki gagné élection yi lay dem àndal même bu politique agul fës. ci mais moom discours bi mu joxee ci démission bi dafa ni dafa bëgg jox la chance à la relève à la jeunesse. du loolu pour ñu jiite donc. du loolu mën jàpp ni mënatul ñëwaat. du loolu non déedéet politique du rek nga nekk fii. politique mën ngaa jox koo xam dala faa nekkal. moom li mu bëgg mooy ki ko fi nekkal ki ko fi wuutu te moom moo teg yoon pour mu wuutu ko. kooku kun ne ko fee nekkal bu ko defee fu mu dem danaa leen non géewul moom joxe naa ko man politique atu ma de waaye géewul moom joxe naa ko am na ko ma ko jox waaye nag man la fa nekkal yéen moom lu ngeen bëgg géewul na dara du soppeeku bu ko defee na politique bi daan doxe géewul lay kon ne doxe loolu la bëgg donc moom ci boppam li ma gëm mooy tey jii li la koy firndeel nee naa la bu nguur gi génnee ci loxoy Macky Sall moom Khalifa Dia dana dem àndi ak ki gagné parce que moom du opposé wu defu ko nag pour intérêt géewul contrairement ak li ngay wax da koo def pour aar boppam parce que boo yoree ay moyens da ngay bëgg ànd ak nguur parce que bu dul loolu fisc bi moo lay rey nga dee parce que ñi ànd ak nguur comme sunu nguur yi ci tappale rek la ñuy ànd ak yow boo ànd ak ñoom te am alal dañuy fexe ba da yow sa li nga war a fay ci taxe doo ko fay non du noot sa la nga waroon a joxe rek nga dul joxe maanaam da ngay ñëw nekk ca pour sa intérêt parce que suñ la tegee fisc bi ñu la war a teg la nga war a fay day bari ay centaine de millions nga nar a fay bu fekkente ne da ngaa amee milliard léegi nag boroomi milliard foo ko fekk moo tax bu dee ni mu ko amee moom moo ko xam
te peut-être calculer na ni bu ko fayee na mu ko war a fayee ci taxe dana àgg foo xam si dina ko sonal léegi dañuy ànd ak nguur moo tax boo xoolee milliardaires yi ñi ëpp ci milliardaires yi ñoom faruñu xam lu ñuy def ku gañe ñu ànd ak yow boo ñàkkee ñu bàyyi la fa dem ànd ak ka gañe parce que ñoom li leen intéressé mooy nga protéger leen pour taxes yi ñu war a fay ak impôts yi ñu war a fay duñ ko fay. parce que loolu moo leen intéressé bu gouvernement bi fi nekk bu changé rek da ngeen daan gisaat ki nga xamante déggoo li ma la wax moom ak ay moroomam dama la Khalifa Dia ak ñem yamal ñoo yem dama ne la ku ci nguur gi bu changé dañuy ànd ak ka ko yore doole ji ñoom si askan wi taxu leen a jóg yow comme li ngay wax du loolooy intérêt bi maanaam dañuy gëm lu ñuy naan noonu boo àndul nguur te bëgg a jiite ab collectivité locale mairie boo àndul nguur doo mën a liggéey loolu du dëgg loolu mooy justification officielle waaye lay dëgg du loolu lay dëgg mooy boo yoree alal da ngay bëgg a ànd ak nguur pour que nguur gi di la protéger bu ko defee la nga waroon a fay doo ko fay loolu moo tax muy def lii muy def te bàyyi gii mu bàyyi du lu dëgg ci moom li ma gëm mooy bàyyi baara yëgoo la maanaam da koy fësal ne bana mais day nekk ci ginnaaw ki mu fi teg mais du bàyyi goo xam ne daa bàyyi complètement man maa la wax lii te di nga ni buñ negee ba ci kanam di nga gis li ma la wax moom bàyyi li ci kanam raw li bët pour que léegi temps mayetu ko te tax looloo mo sax moom mos a jiite géew la moom li mu fi nekk lépp daa am ko fi nekkal maire honoraire la waaw moom maire la boo am mais est-ce que du continuité rek mos nga koo fee gis est-ce que du continuité rek est-ce que dana fi fanaan man xaw ma ko nag mais genre maire am yooyu dama la xam est-ce que mos ngaa gis ñu fanaan fi ñetti fan yu tegaloo ak a jafe pour nga gis leen ñu fanaanandoo bu dul élection maanaam dara xewul ñu ñëw fanaan fi ñetti fan ak a jafe parce que ñoom loolu intéressé wu leen maanaam daañ fa tabaxu kër et cetera mais li leen intéressé du loolu donc man li ma gëm mooy daa bàyyi pour la forme mais en réalité bàyyiwul ca kaw dana leen ni maa fa nekk ba léegi bu ko defee ñoom ñu koy sóoraale. daan ne ba léegi moom kon ñu continuer ba léegi ci questionnaire bi li ci kanam raw li bët mu nekkoon Dame Mbodj mu wax loolu ci mairie bu Géoul ak ci démission bi nga xamante si ni ki nga xamante si moom mooy Khalifa Dia nekkoon maire pendant plus de 20 ans démissionné daal ni dafay jox la relève à la jeunesse géouloise moom mu gis ni du loolu joxe ci ay kàddoom ñu avancé rek ci beneen pàcc ñëpp xam nañ ni 31 juillet 2022 ci la élection législative yi maanaam élection yi nga xamante si ni ci la ñuy tabb député yi mu nekk 165 députés ñu war leen a fal pour 5 ans nekk ay élections yoo xamante si ni bëri na ay jafe-jafe yu ci jotoon am ci wàllum tànneef bi waaye tamit ci liste yi nga xamante si ni rejeté woon nañ ko tamit mu am ay intercoalition yu am ci biir élections yi ñu gën cee xam benn intercoalition bu mel ne Yewwi ak Yewwi Askan bi ak Wallu Sénégal am benn intercoalition boo xam te ni dañ koy jàppalante seen biir ci département yi fii ci Géoul Yewwi Askan bi ak Wallu Sénégal jiite liste bi tey élection législative yooyu ñu jëm nga xamante si ni jàpp nañ ni sax moom moo nekk premier tour présidentiel yi ñëw ndaxte ñu bari jàpp nañ ni ci élection législative yi ci la ñu war a waxee ni Macky Sall du fi amee 3e mandat ban jàngat ngay def ci préparation yi ak ci ubbiteeg campagne bi nga xamante si amoon na ci jour tabaski bi. waaw man d'abord ubbiteeg campagne ci jour tabaski bi c'est normal que bon mu feeñ ci démarrage campagne parce que tey gis naa ñu bëri naan campagne bi demul ndax tabaski bi moo ko laal. c'est normal ñu bëri yëguñu ko quoi information bi. c'est normal parce que nit ñu ngi ci tabaski te coïncidence am na quoi maanaam dafa daje donc loolu moom c'est normal maintenant mais du tey campagne bi bu ñu defee 3 jours ci kanam incha allah jàpp naa ni. fa mu waroon a nekk fi ko nit ñi xaar campagne dana fa dem. parce que Macky Sall moom bu sañoon campagne bi du xumb. parce que campagne bi am doole arrangé wu ko parce que surtout que tête de liste bi bëriwul njëriñ parce que man jàpp naa ni ku dem ci ab élection yàggul élection locale en 2014 moom soxna si mu jiital ci liste nationale am dem na fi ñu làpp yu métti ca Grand Yoff mu jéemaat fi pour dem Kaolack wut fa base demul tey ñu jox ko liste nationale jàpp naa ni du dem parce que sénégalais yi duñu ay dof gisuma lu mën a tax tey jii ak taru àdduna fi mu toll ak Sénégal yàqute yi fi mu toll ak président Macky Sall ne mu yàqee dëkk bi ñu mën a xalaat naan dañuy bàyyi liste bu Benno Bokk Yaakaar mu rafler les élections gagné ko haut la main je ne le pense pas su ko sénégalais yi defee dina doon lu ma bett maintenant nag sénégalais yi des fois doo xam fu ñuy gaa surtout que ñi ñu tuddee le monde rural mooy les villes rurales comme ay villes yu nekk ci dëkk yu sore yi ñoom man seen vote duma ko comprendre parce que ñoom ñoo gën a ndóol
li gën a metti ñoom ñoo koy dund te ñoom ñooy dem di voter Macky Sall parce que Macky Sall moo la gën a xam ne mënta gagné Dakar mënta gagné Pikine mënta gagné Guédiawaye mënta gagné Kër Massar yi ma leen di limal nii da koo gagné da koo ñàkkoon ci local yi à part Pikine li taxoon mu gagné ko mooy Yewwi Askan Wi demul woon mais bu Yewwi Askan Wi demoon ni mu ñàkkee yeneen la koy ñàkkee surtout que sax Yewwi Askan Wi dafa ànd ak wàllu cette fois-ci maanaam Yewwi Askan Wi mi ko sonaloon dafa am ku jël 3e position muy wàllu bu ñëw dollee ko ci Yewwi Askan Wi parce que élection locale yi ñu génn Benno Bokk Yaakaar moo raw ci département yëpp non moo raw ci total bi Yewwi Askan Wi topp ci benn wàllu bokk topp ci maintenant nag 2e bi ak 3e bi bii yoon danoo ànd ça veut dire que moom Macky Sall xam na du yomb ci moom waaw moom laa lay wax raw gàddu la mais looloo tax mu gën a métti ci moom raw gàddu la ñaar ñu ëpp doole ànd nañ à part moom loolu te buñ calculer voix yi daan am ci local yi buñ ko boolee dëkk yu bari su Yewwi Askan Wi ak wàllu àndoon ci élection locale yi dañ doon gagné mairie ba ci mairie yu bari yu ñàkk waaw kon kay bu ñu àndee xel mën naa mën a nangu ñu gagné kon nag Macky Sall xam na ni élection yi metti la jëm soo gisee coow li amoon ci élection yi yëpp li ko bett mooy Yewwi ak wàllu mi ànd à la dernière minute bett ko loolu moo tax mu doon def ay tappale pour éliminer liste yi parce que xam na ni fi mu toon tiit na maintenant nag li mu def mooy dafa éliminer liste su Yewwi Askan Wi liste titulaire am bàyyi suppléant wu Yewwi Askan Wi mu dem mais xam nga lu ko nar a dal si remplaçant yi ñëw dóor titulaire yi parce que remplaçant yi muy xeeb remplaçant yooyu kenn xamu leen nag mais ki incarné la coalition la nit ñi xam idéologie bi non kii incarné rek ki nga du ay idéologie fii benn coalition yoru fi benn idéologie extraordinaire parce que coalition boo dem mën ngaa faa dut baaraam ñoo xam waruñu faa nekk mais li am solo mooy coalition boo jël dafa am koo xam mooy incarné yokku coalition ba boo jëlee Yewwi Askan Wi c'est Ousmane Sonko sénégalais Ousmane Sonko la nga xam donc Ousmane Sonko incha allah dina def campagne parce que ñoom li ñu doon bañ mooy Ousmane Sonko jiite la liste nationale pour que bu defee campagne du baax ci ñoom parce que xam nga Ousmane Sonko beneen mbir bu am ci élection yi ñu xaw koo remarqué tuuti mooy que bu ñu demee ci bureau de vote yi dañuy gis ne même bu fekkee ni Yewwi Askan Bi ak wàllu Sénégal ñoo ànd ñaari liste yëpp dañ fay nekk donc bu fekkee par exemple au niveau de Géoul suñu duggee ci bureau de vote bi xam na ni wàllu moo jiite département bi donc ñoom ñu ni su fekkee da nga jël bulletin wu Yewwi Askan Bi alors que wàllu moo jiite ci département bi bulletin bi day nul noo jàngatee loolu mais noonu moo am mais loolu campagne loolu mooy seen rôle pour ñu leeral ko maanaam gox bu nekk ña fa nekk ñoom non dama ni est-ce que du woon yoon tamit wala loolu mooy norme élection loolu mooy yoon ñoom ñoo ànd kay ñoom ñoo ànd def bootante système bootante lañ defante donc ci département bi mënuñu lu dul calculer ko ki nga xam ne moom moo yore bannière bi donc loolu kay ñoom ci campagne dañ ko war a leeral en tout cas daal man wax naa ko loolu laa gëm coalition intercoalition Yewwi ak wàllu baax na parce que day tax département yu bëri ñu mën faa gagné waaye risque da ca am risque ba ca am mooy électeurs yi jaawale bu électeurs yi jaawalee rek dee nañ loolu nag liggéey bu mag lañ ci war a def liggéey bu mag bi mooy ñu génn département bu ci nekk ñu wax kan moo ko jiite ci ñoom ñaar boo jëlee par exemple département Kébémer képp ku fi nekk Yewwi Askan Wi doo jël bulletin Yewwi bulletin wàllu ngay voté loolu nag lu jafe la ci yenn électeurs yi buñ duggee nar nanoo jël bulletin sensibilisation bi waaw campagne boobu moo war a leer parce que buñ ko deful kii du gagné wàllu du gagné donc loolu te bu wàllu gañewul donc lañ bëggoon duñ ko am parce que li ñu bëgg mooy am majorité à l'Assemblée nationale département yi ëpp coalition bi gagné ko léegi nag loolu ñu def noonu baax na mais dafa laaj liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi pour ñu xam nu ñuy voté ñu xam ne département bu nekk daa am ci ñoom ñaar ku ko jiite bu dee Kébémer bulletin yi wàllu képp ku bokk Yewwi Askan Wi wala nga bokk wàllu maanaam PDS parce que moo ca gën a fës bulletin wàllu la ñuy voté ci département Kébémer képp ku bëgg Macky Sall jóge fi bulletin wàllu ngay dugal ci biir urne bi boo demee tey jii fu mel ni Tivaouane bulletin Yewwi moo fay nekk wàllu dina fa nekk mais kuy voté bu Yewwi Askan Wi ngay dugal parce que Yewwi Askan Wi moom moo ko jiite. même bu fekkee ne sympathisant wàllu nga. voilà donc ku ci nekk daal doo xool ki nga bokk mais da ngay xool ki nga xam ne moom mooy jiite ki nga bokk. loolu nag ab liggéey bu wér la boo xam ne
ñaari coalition yi nee naa leen bu ngeen ko deful correctement ba mu leer ci seen bopp seen électeurs yi daan bëkkante ci bureau de vote yi def fa yëfi dof te bu ñu voté bu bon musiba dina am waaw kon nag loolu c'est important pour ñoom ñu liggéey ci biir campagne bi surtout que ñoom actuellement nee naa la suñu boolee seen doole ñoom ñoo ëpp doole li des mooy ñu leeral ko seen électeur ba ku ci nekk xam boo demee tey jii Pikine waa wàllu ñoom ñoo ko jiite waa yeew yi dañuy ñëw boot seen ginnaaw système bootante la léegi nag bu ko defee kon militant wu yeewi askan wi dañuy jël bulletin wu wàllu ñu voté ko enjeu législatif waaw donc loolu daal man jàpp naa ne bu ñu ko leeralee ba nit ñi bañ a def erreur bañ a dugg di jël parce que bulletin yooyu du am benn njariñ boo jëlee bulletin yeewi te wàllu nga waroon a jël mooy daanu nga c'est-à-dire que sa vote boobu amul njariñ waaw loolu nag ginnaaw bu ñu ko leeralee pare li ci des rek mooy ñoo xam ne élection législative yi élection yu am solo la parce que su fekkente ni am na benn taxawaay bu fi sénégalais yi wane ne Macky Sall ne ko doyal nañ ci yow day trancher le débat du troisième mandat am na zone yoo xam nag man jàpp naa ni incha allah daañ ko fa bàcc yu leer nañ ci yenn département yu ci mel ni ay département de Mbacké ndax Touba parce que tali or sax bu ko defaloon waa Touba duñ ko votel loolu moom gëm naa ko man dam parce que damaa xam Touba nag dama fay def ay conférence gox yu ne moo tax ci élection locale yi bi mu jub see ma ni leen man de conférence yi ma def Touba bari na waaye jàpp naa ni su ñu demee élection locale mën na am ballottage au niveau de Mbacké mais biir Touba mais y aura même pas d' élection foofu Yewwi Askan da leen fay rey ni ma ko waxoon noonu la demee. suñu waxee élection législative wax ni représentativité bi daf ci am solo mooy que ni gouvernement bi tey moyens yi mu yor ba mën a dugg ci roq-roqaanu Sénégal yi sànq yaa ngi koy wax daal ni le monde rural ñoom ñoo la jaaxal ci ñoom seen ni ñuy voté tey ana contrainte yi nga xamante ni moom la opposition bi. Sénégalais yi léegi xam nga nu ñu yeewoo. dañuy lekk sa xaalis ba noppi duñ la voté. Dakar moom looloo fa am. dañuy lekk sa xaalis ba noppi duñ la voté. lekk sa xaalis te duñ la voté. waaw léegi nag kon man jàpp naa ne loolu la ñuy defaat ci législative yi incha allah lekk leen xaalis bi képp ku Macky Sall ak ñoom àndal jox xaalis lekkal xaalis mais bul ko voteel kon loolu mooy position bi nga xam ni moom mooy position bi sénégalais yi war a am bu leen joxee nan lekk mais buñ ko voteel parce que xaalis boobu xaalisu ger la yaa ma ne amul njariñ nag mais seen xaalis la ñoom maanaam dañ ko jël pour gere leen ko mais ñoom benn problème duñ ko ci am parce que seen xaalis la parce que xaalis bi Macky Sall jëliwu ko fenn fu dul ci Sénégal kon su ko joxaatee ay sénégalais yi mérité nañ koo lekk kon sénégalais yi bu leen Macky Sall ak ñoom àndal joxee xaalis lekk leen ko surtout région de Louga bii région de Louga moom guerre bi dafa metti dafa jéggi dayoo foofu ay Mamour Diallo fa nekk ki ay Moustapha Diop di séddale xaalis di def lu leen neex Macky Sall di leen protéger kon nag man démb rek bërki démb dem naa Louga ñi ma fa dajal ñëpp wax naa ko leen lekk leen xaalis bi ñu leen jox te bu leen voteel parce que nag yéen war ngeen a gëm seen bopp région Louga gën a bokk na ci région yi gën a dellu ginnaaw Louga bokk na ci région yi gën a dellu ginnaaw comme ni ma ko waxee sànq ni géewul commune yi géewul bokk na ci commune yi gën a dellu ginnaaw loolu mooy dëgg dëkk ci dëkk bi du tax ñuy wax leneen du dëgg kon nag ñoom li ma gëm mooy buñ génnee xaalis jox leen nan ko lekk te buñ leen voteel loolu laa leen di conseiller mais li leer daal mooy benn débat boo am si amoon na fi mooy ñu tudd ànd sàmm jikko yi man ci laa bokk danoo def ab proposition de loi bi ñu defee proposition de loi ñu dem jox ko jébbal ko assemblée nationale bi ñu ko jébbalee assemblée nationale Moustapha Niasse ak ay député am mooy le bureau de l'assemblée nationale ñu dem rejeter la proposition de loi ci jaay doole te raison yan joxe yi tax ñu rejeter ko teguñu ko fenn dëppul ak li loi wax parce que loi dani ñaari raison lañ ko rejeté dañ ni ñoom amul opportunité ñu voter loi bi alors que la loi ne parle pas d'opportunité dani la yow saytu ngay def yow bureau assemblée nationale pour xool ndax li ñuy proposé waroona ak constitution ak loi yu réew mi ndax li ñuy proposé dana andi koom-koom buñ ko voté boo xam si nar na andi jafe-jafe ci réew mi ñaar yooyu yëpp amu ci ñu dem ne ñoom duñu voté loi bi tere ngóor jigéen waaw léegi nag comme ñoom dañuy jàppale góor jigéen yi na sénégalais yi xam ne képp ku yëkkati sa bulletin roof ko ci ab urne voteel bulletin bi am fas wi maanaam voteel Benno Bokk Yaakaar na nga xam ne yaa ngi dooleel góor jigéen loolu moom te bu ëllëgee bés pénc bis bi yàllay àtte dina yéen waa Sénégal xamoon ngeen ne nguurug Macky Sall day dooleel góor jigéen te demoon ngeen voteel ko
kon képp ku voté loi képp ku bëgg ñu voté loi buy tere ngóor jigéen ci Sénégal pour que ñu tere ngóor jigéen parce que ñun ngóor jigéen yàlla subhanahu wa taala daf ni moom la bokk na ci lim gën a sib ci àdduna ñoom rek la fi mbugal te demaguñ bés pénc kon nag képp kuy jullit da nga war a taxaw ci ñu xeex pour que ñu am une loi Sénégal buy tere ngóor jigéen boo xam day taral daan yi ni teg góor jigéen comme ni ko ànd sàmm ji koy bëggee loolu la réew yu bëri def Sénégal di tendeefal kon ñun actuellement li ñu war a def mooy ñun Sénégal yépp ñu ànd laxasaayu won président Macky Sall ne bëgguñu góor jigéen law sunum réew kon képp ku bëgg góor jigéen jóge Sénégal na nga fexe ba ci élection législative yii nu jëm le 31 juillet nga jël sa bulletin nga koo mën a voteel na nga sóor ni ëllëg da ngay rendre compte te comme waaye Yewwi Askan Wi surtout ki jiite ci ki ko jiite muy Ousmane Sonko nee na bis bu ñu jëlee nguur gi xëy na législative yi du nguur gi de mais waajal jël nguur gi la bis bu ñu jëlee nguur gi nee na moom dina voté ab loi assemblée nationale boo xam si ngóor jigéen dina ko taral ba kenn dootu ko fi ñemee def Sénégal. tey Père Dame ñu dem pratiquement ñu yegg ci sunu cappaandaw émission yi mais ñu bëggoon a xam rek yow ban lan mooy yan ba xam amoo ay ambition politique pour nekk député pour nekk maire de Guéoul pourquoi pas. non boo boolee question bi noonu du baax parce que ambition politique pour nekk maire de Guéoul ak député bokkuñu parce que Guéoul mun ñu maa jox poste député li ma mën a jox mooy poste maire man présentement maire yi Guéoul intéressé wu ma très sincèrement je dois dire la vérité. lu tax intéressé wu la. waaw non mais parce que peut-être samay activité parce que man damaa gëm ni maire boo koy nekk daf la war a jaral nga dagg sa lépp ñëw toog ci dëkk bi liggéey maanaam bu gëw ma nekk maire boo xam da ngay toog ca Ndakaaru jël benn nit bu la fi nekkal comme li Khalifa Dia def depuis presque 20 ans man gëw ma loolu wax dëgg yàlla mënu ma critiquer dara ba noppi di ko def comme man samay activité permettre gu ma ñëw toog installé wu Guéoul kon mënumaa xëccoo actuellement la mairie de Guéoul bis ma demoon nag ba samay activités yi ma yore au niveau national ma man koo bàyyi pour maintenant nekk ci leneen bu boobaa mën na maa ñëw toog Guéoul liggéey pour sama dëkk parce que ni da ngay respecter aussi engagement yi ngay jël loolu moo tax man présentement situation ma nekk may xëccoo ay maire yi Guéoul donc loolu c'est bokkul tamit ci benn parti politique bu mel ne parce que non man bokk ma fenn non waaw loolu c'est normal ni di la taxe c'est normal parce que coowu Adji Sarr Ousmane Sonko bi moo indi loolu mais man ku ma xam-xam ne lu may def dama koy assumer parce que sama courage moom ñëpp nangul nañ ma ko te kenn comme dara teewuma dafa mel ni tey jii su ma nekkoon Pastef dañ may rey wala damay ñàkk sama liggéey man su ma newoon Pastef du ma ñàkk dara kon lu may fay tee nekk su ma fa bëggee nekk man kay maa bëggul rek Pastef nekkuma fa su ma fa doon nekk damay dem parce que Ousmane Sonko bi muy doog a jël partem bi muy doog a jot récépissé partem en 2015 toog na ak man ne ma Dame Mbodj ñu toog benn dans un petit restaurant à Dakar man ak moom ak El Malick Ndiaye bi nga xam si tey mooy chargé communication mu ne ma yow damaa bëgg nga ñëw ci sama parti te soo ñëwee ci kàngam yi ngay bokk ci bureau politique yaa ngi woon société civile. non boobu maa ngi nekk rek société civile effectivement nekk syndicaliste. mais nekk ñu fes quand même di bokk ci ay activités yu bëri. voilà mu ne ma nag yow dama bëgg nga ñëw bokk ci parti bi bokk ci instance bi gën a am doole ci parti bi mooy bureau politique national bi. maa ngi yow ñu ànd liggéey pour xëccoo réew mi pour tegaat réew mi ci yoon parce que réew mi teguwul ci yoon. te loolu d'accord naa ak moom ma ne ko li nga wax dëgg la. depuis 1960 président yi am yëpp France nañ fi nekkal ak seen bopp amaguñ président bu fi nekkal askan wi tey yow lii ngay wax boo ko defee gëm naa ne lu baax la te gisaguma lenn luñ la mën a taxal yow Ousmane Sonko léegi nag mu ne man nañ ànd liggéey nga ñëw ci parti bi ma ne ko man mënumaa ñëw Pastef kon su ma doon dem Pastef booba laay dem man Pastef bokkuma fa. mais est-ce que jàppoo ni yow bu dee jàpp nga ni Ousmane Sonko moom mooy ki nga xamante ni moo mën a tegaat Sénégal ci yoon yow yaa ngi liggéey bu baax a baax ci bonne gouvernance ak ci valeurs yi ñi nga xamante ni moom la ñuy bëgg a inculquer jëm ci kanam est-ce que gisoo ni tamit gën a dooleel Ousmane Sonko ci loolu rek laa nekk ñaar booloo non booloo du ma ko def parce que c'est pas li may def jàpp naan sax moo gën ma nekkoon ci moom nit mën nga koo dooleel te da nekk ci biiram man li may def gëm naa ni Ousmane Sonko moo yore l'alternative moo ko téye ci loxoom li mën a soppi Sénégal gëm naa ni ci loxoy Ousmane Sonko la nekk tappalekat yi fi nekk yëpp di ko diaboliser c'est parce que dañoo bokk ci système bi gis ni système bi fu jógee seen ceeb dootul niin loolu lan ragal moo tax ñu contre Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko gën ci Sénégal na Sénégalais yi seetaane woon ba Mamadou Dia rëcc leen 1962 les événements de 62 ñëw Senghor dem diaboliser Mamadou Dia ànd ko ak la France dem tëj Mamadou Dia ci kaso bi pendant 2 ans ba Mamadou Dia mujjul jariñ Sénégal bu leen dalee ci Ousmane Sonko dañ ko rëccu te booba ñi diaboliser woon Mamadou Dia c'était le système avec la France aujourd'hui nag même système bi lañ bëgg a def contre Ousmane Sonko di ko traiter de violeur di ko traiter de rebelle
di ko traité de salafiste moom rek la ñuy wax say jabar dañuy muuru nii di def ay tappale bés bu nekk ñu génn lu bees ci Ousmane Sonko rek parce que dañ koo ragal pour rek bañ Ousmane Sonko jël nguur gi te Ousmane Sonko jël nguur gi moo gën ci Sénégal Sénégal bu ñu seetaanee ba Ousmane Sonko rëcc leen ñi fiy lay ak ñiy cëpp-cëpp yëpp kenn jegewu ci Ousmane Sonko opposition comme pouvoir nag bu dee njariñu Sénégal rek moo na ñor Ousmane Sonko leen mën fopp du seen morom jegewuñ ko fenn amu ci kenn koo xam ne mi ngi ci nguur gi wala mi ngi ci opposition bi ku ci jege Ousmane Sonko par rapport ak ligne bi mu tracé pour defar Sénégal kon képp koo xam ne Sénégal rek moo la ñor te say intérêt bopp taxulaa jóg da ngay teg sa baaraam ci loolu da ngay teg sa loxo ci loolu da ngay pousse loolu pour mu dem waaye doo taxaw di ko xeex aujourd'hui nag on a une certaine presse corrompue ci loolu on a des gens yoo xam si ñi ngi nekk actuellement di diaboliser Ousmane Sonko ki ci gën a fees di Madiambal Diagne lu ne ñu koy waxal te leen koy waxal lépp dara du ci dëgg parce que Madiambal Diagne moom comme daa am alal jum am ci nguur gi fi ne dafa tiit nguur gi ñàkk pouvoir bi parce que bis bu Macky Sall ñàkkee pouvoir moom Madiambal Diagne nga xam ne dem na sax bay tabax ci terrain jàmbur boo xam si tey justice jël na ci ay décision parce que simplement dafa gëm ni nguuru Macky Sall la koy làq moom Madiambal Diagne c'est normal mu ragal Ousmane Sonko parce que bis bu Sonko jëlee réew mi avantage indu yi mu am maanaam leen ko jox ci teraanga yoo xam ne nguuru Macky Sall moo ko jox depuis nguuru Abdoulaye Wade ba léegi mi ngi ci ay teraanga yoo xam ne amu ci droit lu kooku nag moo tax mu ragal Ousmane Sonko di ko diaboliser pour bëgg sénégalais bañ koo votel boo demee nag ba tappalekat yi ak wurujkat yi ak sàcckat yi naan la kii baaxul ci yow war ngaa tey yow sénégalais bi nga xam ne sa intérêt mooy ku la fi nekkal kon na sénégalais yi xippi seen i bët xam ne bu ñu demee ba sàcckat yi ak wurujkat yi ak tappalekat yi ñoom ñooy taxaw naan leen Ousmane Sonko baaxul kon war nañoo gëm ni Ousmane Sonko baax na parce que seen intérêt tax ñuy wax waaye réew mi taxul ñuy wax kon nag man li ma gëm mooy sénégalais yi nañ nekk nit la leen rëccoon ci Mamadou Dia en 62 bu mu leen rëcc mukk ci Ousmane Sonko. gis nañ ni Ousmane Sonko moo yore l'alternative pour soppi Sénégal dindi corruption ci Sénégal dindi France mi fi ñëw dina noot di tibb sunu gaz di tibb sunu zircon di tibb sunu pétrole di tibb sunu phosphate imposer ay entreprise am yi ëpp doole fii sunu réew ci France lañ bokk lépp luy marché bu am doole ñoom ñoo ko yore ŋànk ko ñoom France lii buñ ko fi bëggee jëlee gëm naa man ni bu ñu Ousmane Sonko rëccee yàlla nag bu lay defal teraanga du la ko defal ba noppi nga delloo ko ginnaaw mu continuer di la ko defal yàlla defaloon nañu teraanga ci Mamadou Dia mu rëcc ñu tàcc woon nañu benn ngir yàlla bii yoon na sénégalais yi fexe ba yiir Ousmane Sonko nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko xeex contre tappalekat yi ak wurujkat yi ak kàcckat yi nga xam ñoo taxaw di jéem a diaboliser Ousmane Sonko l'alternative moom moo ko incarné pour l'intérêt du Sénégal pour que Sénégal jëm ca kanam ñu am un leadership de type nouveau boo xam ne daañ ko tegaat ci yoon pour que Sénégal mën a jëm ca kanam man daal lii laa gëm ni moom mooy enjeu wu élection législative yi waajal jële fi Macky Sall parce que Macky Sall amul njariñ kon képp ku bëgg réew mi dem ca kanam. ñuy terminer ak benn question rek ñu gis ne jamono ji nii biir Sénégal presse yi bari na réseaux sociaux yi bari na compte Facebook yi compte YouTube yi ku jóg rek tey bi li nga xamante si nii moom mooy wut sa support de presse nekk ci ñii ñu corrompre leen ñii nekk ci di def benn liggéey boo xamante si ni comme ni nga koy wax léegi campagne de diaboliser nit ñu baax ñi la tey Dame ban message ngay lancé Sénégal ak yan matukaay yi lan war a mën a jël ngir jéem a saafara métti woowu noonu. xam nga mënoo wax dara parce que bu ñu demee ba président de la République bi nga xam ne moom moo war a sàmm jikko yi fekk ab saagakat bu nekk ca tugal di taxaw di ko saaga moom sax di saaga walla yeneen sénégalais di saaga soxnaam Kaliphone mu dem recevoir ko reerandoo ak moom waa ji nee na baatareel ko ba noppi di ko won ne ko yow defal accordeel ko interview xam nga président bu mel noonu mais mérité wul jiite Sénégal presse bi li fi nekk dafa jéggi dayoo te Macky Sall la ko fi indi gis nga réew mi li fi yàqute yëpp Macky Sall la ko jiite. gis nga actuellement man su may lire journaux yi surtout ñi gën a corrompu gën a dellu ginnaaw c'est la presse écrite. presse écrite bi. maa ngi ñoom sax daañu laale parce que ci kanam tuuti am na xeex boo xam si maa ngi ñoom ñoo ko war a séq. loolu dinaa ñëw ca kanam dans quelques semaines nit ñi daañu dégg man ak ñoom. loolu bëgguma ci communiquer léegi parce que dafa am lu may xaar ñu envoyé ma ko pour que ma mën koo siiwal. xeex bu am solo la ko. xeex damay xeex ak ñoom. parce que man maa ngi leen tuddee
la presse des 1000 collines xam nga 1000 collines. 1000 collines. voilà xam nga lu 1000 collines. non la presse des 1000 collines. Rwanda. xeex ba fa amoon entre les Hutus et les Tutsis. xam nga lu ko andi woon. benn rajo des 1000 collines moom moo ko andi woon. la rajo des 1000 féewale ñaari xeeti. ba ñu xeex ba mu am génocide. ba des milliers et des milliers de Rwandais ñu dee ci ñàkk seen bakkan. parce que aujourd'hui nag presse sénégalaise bii ma gis man. ñoo fi nar a andi lool. ñu représenté la mais dama ne la moo tax ma tudde leen les quotidiens des 1000 collines. gis nga les 26 xam nga 27 quotidiens yi am Sénégal boo leen liiree. bañ def revue de presse bi sa xol day jeex. ñoom ñëpp Macky Sall def na leen ci poosam ñu ëpp ci ñoom. du ma ne ñëpp de parce que am na ci ba léegi ñu garder seen dignité. mais ñu ëpp ci ñoom Macky Sall def na leen seen ci poosam. loolu mooy dëgg te ku ko wax ñu mer. man loolu laa wax temps yëpp ñu ngi répp ma wax ko ñoom ñëpp ñuy répp ko ne naan Dame Mbodj et cetera porte leen ko plainte et cetera maa ngi leen di xaar. la presse des 1000 collines. nañ waxante dëgg ñoom seen biir ñu toog def ndëpp seen biir waxante dëgg moo gën li ñuy def bëgg fee nekk ni dañuy def lu ne wenk te kenn du ko wax loolu du fi amee. li ñuy def kenn du ko fi nangoo bëgg a ñëw taxaw ànd ak président Macky Sall di jéem a diaboliser un leader di diaboliser un camp parce que ñoom am nañ ci ay intérêt bëgguñu seen i intérêt dem mais xooluñu intérêt Sénégal kenn du ko fi nangoo dañuy taxaw jàmmaarloo ak ñoom. la presse sénégalaise daal nañ toog ñu def ay lël waxante dëgg seen biir heureusement nag que temps yi maa ngi gis ay journalistes yu am personnalité comme ay Mame Birame Wathie wax dëgg yàlla gis naa ko mu taxaw jël ay responsabilités mu wax ni presse bi li fi xew nii gàcce la ci ñun journaliste. voilà un bon journaliste. journaliste bu baax da ngay taxaw jël say responsabilités waaye taxaw naan bu ñu kenn tudd lu neex la ñuy def mais kenn duñ tudd yow bu ñu defee revue de presse yi rek nga rus des fois sax da ngay gis ñeenti journaux bokk le titre mu wóor leen dañ leen koo jox. ñu leen titre leen ko yéen ñëpp mais loolu moo am ñeenti journaux na lañuy bokkee même titre bi amul benn moo bu leen wutale loolu kay mooy dañ leen a woon leen kaay leen joxe ko titre baa ngi noonu buñ demee bañ naan la titre baa ngi noonu nag te yow nit ñi war laa tiitaroo war ngaa xoolaat sa bopp ñoom journalistes yi nañ xoolaat seen bopp li xew ci seen biir kër gii ñoom journalistes yi war nañoo toog waxtaan seen biir xam ne lii mënta continuer kenn nawlootu leen journalistes yi ñàkkal nañ seen bopp fayda ba fi mu toll nii wàcc gën wàcc bu ñu ko xamoon ci kanamu sénégalais yi daañ soppi doxalin kon ku leen di dimbali nee leen nañ toog ñu waxtaan seen biir ñoom journalistes yi ñu waxante dëgg mais lii am nii mënta continuer c'est-à-dire que surtout les quotidiens yi moom boo liiree revue de presse yi rek am gàcce ñoom ñëpp bu ñu xëyee ku ci nekk yaa ngi titré dans le sens boo xam ne xoolal bërki démb li fi xew bëgg benn déclaration bu Ousmane Sonko def ñu dem jël ci benn bout de phrase daane Ousmane Sonko day yee fitna ci àdduna bi daa bëgg a féewale Sénégal parce que léegi dañu Macky Sall respecté wul waa Casamance bëggul waa Casamance mais loolooy dëgg Macky Sall dafa day suufeel waa Casamance loolu mooy dëgg mais Sonko lim ca teg la ñu waroon a wax Sonko na ne day jéem a suufeel Casamance di leen jéem a provoqué pour ay coow am pour que voilà ñu mën koo Macky Sall man fay jaare indi fitna ci réew mi bu leen ko may ko kay bëgg na jàmm parce que dëkk yëpp bu manifestation amee ay lacrymogène lañ fay tirer Casamance bu manifestation amee ñu tirer balle réelle loolu fu ñu ko teg lu tax ñuy tirer ay balle réelle à Bignona lu tax ñuy tirer balle réelle à Ziguinchor alors que tirer wuñ balle réelle à Guédiawaye ou à la place de l'Obélisque ñoo ngi manifester Dakar lu tax tirer wuñ balle réelle lacrymogène la ñuy tirer Dakar lu tax ñuy def la même chose Ziguinchor li Ousmane Sonko wax mooy dëgg journaliste ci wax yëpp ak chroniqueurs yi ma dégg ñu wax ci yëpp di jéem a ŋaañ la Ousmane Sonko wax ay tappalekat lañ waaw kon nag nañ bàyyi seen tappale yi te wax dëgg Macky Sall nañ ko wax dëgg bot di compte bi am ci réew mi Macky Sall rek moo ko fi indi te loolu lu mu gëm la parce que élection 2019 taxaw na Casamance daan na bu ngeen bëggee bokk correctement ci Sénégal voté leen ma ça veut dire que moom daa gëm ne waa Casamance bokkuñ. séparé Casamance ak Sénégal moom Macky Sall moo ko def ci élection 2019 yi mu leer nañ presse bi duñ ci wax Ousmane Sonko nag moom dani daf ñoo bëgg a beddi mais buñ ko nangu. kon kay kooku bëgg na lu baax. ne man Ousmane Sonko waa Louga ak waa Ndar ak waa Fatick ak waa Dakar ñoo ma gën a bëgg waa Ziguinchor. te loolu mooy dëgg Ousmane Sonko voix yi muy def Dakar xaajaat ba sax defu ko Ziguinchor. voix yi muy def ay Pikine ay Guédiawaye voix yi muy def ay Louga di ko def ci ay régions yoo xam si kenn mënu woon a sob ay Thiès ay Tivaouane voix yam fay def defu ko Ziguinchor en termes de pourcentage. loolu il faut aussi que les gens le disent Ziguinchor du ay joolaa rek ñoo fa dëkk man def naa fa juróom-benni at fa laa liggéeyee juróom-benni at ñu ma doog may affecté Dakar. Ziguinchor population ba danoo jaxasoo ñépp a fa bokk nekk kon ko yaakaar ni yow
Ousmane Sonko waa joolaay ñoo koy voté da ngay nax sa bopp foofa ay joolaa nekkoon nañ fay candidat amuñu 1%. Robert Sagna Ousmane Sonko gënu ko nekk joola d'ailleurs kee sax moo gën a nekk joola parce que Ousmane Sonko ay maami pël la amook yaay ja sant xaw ma naan sow xaw ma et cetera moom ay maami pël la am. am ay maami pël am ay mbokki séeréer moom loolu la am moom Sonko donc Ousmane kenn gënu koo dëkk Sénégal moom c'est le Sénégal en miniature waaw kon nag léegi liy dëgg mooy nañ bàyyi seen campagne de diabolisation bi moom dafa élevé woon le niveau du débat andi fa un débat très sérieux sur les ressources sur le pétrole et le gaz bind ci ay livres nañ ñëw tontu ko ci loolu la solution oui andi ay solutions yi leer teg ci table ji mais au lieu ñu tontu ko ci loolu ñaa ko yow joolaa nga ay rebelle nga ku dëkk Casamance rebelle nga c'est pas vrai aujourd'hui ñaata joolaa ñoo nekk partout dans ce pays dafa tekki dara dafa dog bu mu gàcce yi Casamance ci boom boo fa nekkee da ngay gis ni même waa Ziguinchor d'accorduñ ci rébellion bi et puis rébellion bi jeex na ñoom waa DIRPA ñoo def seen communiqué ni rébellion bi jeex na base rébellion desoon yëpp massacré nañ leen du loolu lañ fi wax y a 3 mois kon kay wax ji jeex na comme rébellion ba jeex na kay buñ ko utiliser ti contre kenn wax ji nañ wax dëgg gi mooy Ousmane Sonko lan ragal parce que dañoo tiit ni 2024 incha allah sénégalais yi dañ ko nar a dénk réew mi sénégalais yi nag des na ci ñoom yàlla daal war na leen ab leader boo xam ne bu ñu ko dénkee seenum réew jàmm dina am parce que tappale weesuwul ñu bëgg koo taxal ni ko yow rebelle nga moo tax nga kii parce que yow actuellement moom mi ngi jiite Ziguinchor di commune ya fa ëpp doole moo koy jiite ak ay nitam bu doon kay loolu daa bëgg a demal boobu kay mën naa dem kon fi mu toll nii yow kay au contraire ki nga xam ne yow nee nga sud la nekk te da ngaa bëgg Sénégal gépp nekk jàmm kooku ngay jox mu jiite réew mi yëpp jàmm ni ñooy ban intérêt la Ousmane Sonko am ci diviser Sénégal moom Sénégalais yëpp ko bëgg fu mu dem ñu koy tàcc wuutee ki nga xam fu mu dem nu koy yuuxoo Macky Sall actuellement mënut a dem fenn fu mu dem nu koy yuuxoo diaspora bi nu koy yuuxoo bu demee Touba ñu yuuxoo ko bërki dem bi yuuxoo nañ ko Tiwaawoon fu mu dem ñu yuuxoo ko Ousmane Sonko fu mu dem mais dama la même bu réaliser kenn faalewul ay réalisation lu mu mën a defal Sénégalais yi danoo doyal te gis nga nag doyal bu xësee am tàqalikoo rek moo fa sës kon nag képp ku koy digal na ne ko tàqalikoo jot na dem bàyyi sénégalais yi ak seenum réew ñu jox ko keneen kin bëgg bu ko defee kooka tamit bu tegee ci yoon sénégalais yi topp ci ginnaawam bu tegul ci yoon sénégalais yi tàqalikoo ak ñoom mu nekk Dame Mbodj mu tëjee lu am solo muy wax ni Macky Sall sénégalais yi bëggatuñ ko donc mu nekk lu am solo tey ñu fàttali loon ni tey dañoo seet si woon ki nga xamante si nii moom mooy un natif de Géoul fii ak télévision bii di Géoul TV un natif de Géoul koo xamante si ni duñ ko présenté fii ci Sénégal mu nekk Dame Mbodj ñu xam ko bu baax a baax ci société civile bi xam ko bu baax ci liggéey bu am solo bi muy def ci bonne gouvernance ak ci taxaw jëmmal vraiment li nga xamante si ni moom mooy liggéey bu am solo léegi nag Père ñu nekk ci fin émission bi rek di la remercier bu baax di la ñaanal di la wax lan mooy dernière kàddu yi ngay sax. waaw kàddu gu mujj gi daal mooy d'abord ñaanal leen yéen waa Géoul TV comme ni ma ko waxee ci bi may door émission bi yàlla jàppale leen ba ngeen am vraiment chaîne bu mag a mag bu Sénégal gépp di tudd. yàlla mën na ko yàlla na ko def. ngeen di kon def liggéey bu mucc ay pour ngumba di ko def également pour Sénégal parce que presse moom boo xasee lancé dara dootul pour yow rek pour àdduna bi yëpp la kon nag yàlla na leen yàlla jàppale ndaxte production yombul presse dafa metti bëri ay charge ba noppi bëri concurrence kon yàlla na ci yàlla jàpp ba vraiment liggéey bi gën a mucc ayib beneen bi nag mooy may wax sénégalais yi nii réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te mun ñu ko xaajoo ku ci nekk da nga cee war def li nga war a def pour que réew mi jëm ca kanam ñu ngi jëm ci élection législative yoo xam ne élection yu am njariñ la te élection yi daf ñuy permettre ñu éviter ay xeex di am ci dëkk bi parce que Macky Sall mi ngi jéem a waajal 3e mandat te amu ci droit kon nag fii lañ koy régler problème mu 3e mandat bi na nit ñi génn massivement ñu voter pour Yewwi Askan Wi ak Wallu ñu jële fi majorité bi mu am à l'Assemblée nationale teg fi majorité boo xam ni dinañu permettre ñu tegaat ñu joyantiwaat réew mi teg fi majorité boo xam dinañu permettre sunu ressources yi am ci réew mi ñu mën koo ñoŋal teg fi gouvernement boo xam si dina fi nekkal sénégalais yi du fi nekkal ay sàcckat ak ay wurujkat ay tappalekat ak waa France ñu teg fi également un gouvernement boo xam ne dinañu voter une proposition de loi comme ni ko ànd sàmm ji koy bëggee pour que ñu tere ngóor jigéen Sénégal taral daan yi ba képp koy def nga abal ñu sunum réew pour que ñun ñu mën a aar suñuy doom aar suñuy sët
bu ëllëgee ñu aar sunu diine parce que ngóor jigéen day màbbal ngëm-ngëm day màbbal diine bu ko defee bu ëllëgee yàlla subhaanahu wa taala mën a kontaan ci ñun ndaxte àdduna bii dañ fee jaar rek di dem te dañoo bëgg bu ñu demee ëllëg yàlla subhaanahu wa taala mën a gis ni kon Sénégal ba ngóor jigéen songee àdduna avec le nouvel ordre mondial ñoom taxaw nañ taxawaay ba ñu waroon a am ba ngóor jigéen lawu fa mu yërëmee ñu loolu ba dëggal ñu àjjana loolu war nañu koo jaral Macky Sall warunoo jaral mukk yërmande yàlla googu ñu bañ koo sàkku ko nag mooy ñu voté massivement contre Benno Bokk Yaakaar fas wi bu ko kenn laal ndaxte ñoom dañuy dooleel ngóor jigéen dañuy yàq suñu alal dañuy def lu ne mais dañuy dooleel ngóor jigéen te loolu mooy xeetu mbon yi ëpp ci àdduna bi gën a kawe donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ñu am taxawaay bi ñu war a am parce que loolu moom mooy seen ngëneel loolu moom mooy njariñu Sénégal loolu moom mooy sàkku yërmande yàlla subhaanahu wa taala ndaxte ñii Satan lañ àndal ñii ay tappalekat lañ képp ku leen dooleel yaa ngi dooleel Satan te loolu kenn waru ko nangu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. interview bi ak Dame Mbodj ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jox rendez-vous ba beneen yoon di leen wax ne yéen a ngi Géoul TV mën ngeen abonné ci sunu chaîne bi waaye aussi mën ngeen dem ci sunu site internet bi Géoul TV dina def ay yeneen interview yu mel nii ak ay doomu Géoul ak fépp foo xamante si ni doomu Géoul mi ngi fa mais aussi tamit ak ay doomu Sénégal ñu continuer ci liggéey bi noonu rek incha allah jox leen beneen yoon dig daje ñu leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf.